la woon wax dëgg yàlla. est-ce que soppite tour bi amul lu mu influer un peu ci doxalinu mouvement bi. effectivement am na lu muy influer. parce que souvent bu fekkee da nga jógee fii dem surtout ak changement tour yi. des fois dina am ñoo xamante ne nii peut-être. ñoom dañ ne pratiquement ñun fii moo ñu intéressé. am ñoo xamante ne peut-être. mais justement Baba nit ki kese peut-être dañuy gis. mais justement Baba changer tour pour influer nit ñi aussi loolu ak positif la parce que déjà bu changer ñu ne mouvement Sénégal conscient dafay permettre tey ki nga xam ne dafa dëkkoon Ourossogui te gis modèle mouvement pour le développement de la commune de Diamel te amoon envie mu ñëw ci commune am déjà dafay wax ne man kat lii bokk naa ci te mouvement pour le Sénégal conscient dafa nekk benn plateforme c'est-à-dire nekkuñu non seulement ne dañuy yemale xam nga bu ku li ñuy wax ku dolli cere yokku ñeex. li nga xam ne moom la ñu tegoon déjà ci mouvement pour le développement de la commune de Diamel. dañu ko élargir fexe teg benn plateforme boo xam ne bépp sénégalais boo xam ne bokk mouvement Sénégal conscient da ngay fas yéene nag doon koo xam ne da ngay mën a dugal sa loxo ci biir da ngay mën a indi sa contribution da ngay mën a wax sa xalaat ba pare ñu déglu la te ba pare aussi sa wax day compter donc déjà boo nekkee foo xam ne nii foo mën a nekk ci biir Sénégal nga dégg mouvement Sénégal conscient te Sénégal ñor la nga xam ne tey ñii de xëy na am na ay solutions yoo xam ne mën nañu ko gis ba nga xam ne dañ conscientiser jeunesse bi dañ conscientiser ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi ba ñu xam fi ñuy teg seen tànk déjà su fekkente ne ku un patriote nga rek ku bëgg sa réew nga da ngay am envie bokk ci loolu. léegi nag li ci des mooy ñun ñooy fexe ba nga xam ne dañ mettre à la disposition de la population les moyens pour faire parvenir toutes ces informations fexe ba nga xam ne li information yi ñu bëgg mouvement bi jàll ci réew yëpp ba mu daj ñun nag ci liggéey boobu la ñuy nekk d'ailleurs ñu ngi ci actuellement ci massification bi implantation bi waaye wax dëgg yàlla mu ngi jaar ci yoon bu baax a baax a baax mais aussi lu am solo mooy tey li ëpp solo ci mouvement Sénégal conscient mooy fexe ba citoyen bi xam lan mooy ay droit am mais aussi xam lan mooy ay devoir am c'est très important Baba parce que nit tant que xamoo luy say droit say devoir da ngay désorienté da ngay yaakaar ne yow lu nekk war nga ko mën a def wala boog loola dal rek wala war na mën a nekk wala quelque chose comme ça waaye nag soo xamee yow li la war nga nekk ca su boobaa da ngay mën a taxaw nag laaj li nga xam ne mooy sa àq ak sa yelleef mais nag ci laajin wu ànd ak yar déjà loolu ci conscience la bokk parce que c'est pas parce que lii man maa ko moom rek damay ñëw jëlee ko comme nu ma neexee non ça ne se passe pas comme ça dafa war a doon loo xam ne da ngay xam ni nga ko war a laajee ñu joxe la ko nañ la ko war a joxee. alors est-ce que tey avant ngay yaatal mouvement bi mu daj ci Sénégal tey waa commune de Diamel. yëg nañu seen bopp ci mouvement bi ba noppi parce que nag comme ni ñu waxee. balaa ngaa laax jaay laax lekk ba noppi. waaw ku wàll yaan sa tëggul. effectivement mais c'est très important sa laaj bi mais yaakaar naa ne du waa Diamel ñooy may démentir parce que maa ngi ci télé di toog di wax waxuma sax waa Diamel mais waa département bi rek lan yëpp gis nañu seen bopp ci mouvement bi ci mouvement pour le développement de la commune de Diamel parce que bi ñu ñëwee déjà li ñu njëkk a def mooy nee nañu jéem a éradiquer li nga xam ne mooy chômage bi ci luñ ci mën a apporter parce que xam nañu ne ñun ñëpp xam nañu ne gouvernement bi mënul loxoom jotuwul fépp comme que loxoom jotuwul fépp nag te ñun ñu bëgg a contribuer ci développement réew mi nii d'abord dañ ne nañ jéem a fexe nan la ñuy defee ba créer ay emploi alors ñu comme ci mbay lañ nekk ci secteur la boo xam ne nii secteur agricole la ñu fexe samp fa benn unité de transformation d'huile boo xam ne dañ ko financer à hauteur de plus de 150 millions parce que def nañ 50 millions ay matériel ak tout ak tegoon benn fonds de roulement boo xam ne 100 millions pour fexe di jënd gerte ak jaay di nal diwlin di ko kii créer nañu foofu 20 emplois fixes. ñoo xam ne ci commune bi mais yemul sax ci commune bi parce que am na ñu nekk ci département bi nekkuñ biir commune bi doon ci jëriñu parce que dafay créer xam nga toujours emploi yooyu dafay am ay gap tout autour. ça dafay am ay emploi direct ak ay emploi indirect yoo xam ne nii dina laal ñu bëri. alors ñu def jigéen ñi dajale leen ay GIE financer leen xaalis ñoom tamit ñuy jënd di jaay diwlin fexe ba créer fa ay multiservice def li nga xam ne mooy lépp loo xam ne nii dafay créer emploi ñu fexe ba taxawal ko fa bi ñu ñëw ci côté santé ñu gis ne jamono yooyu jafe na métti na trop non seulement amuñu ambulance mais aussi da ngay gis ne oto yi ngay am sax pour mu dem loolu pour nga gis ko lu jafe-jafe la donc ñu ne kon nañ jënd benn ambulance boobu aussi ñu mettre ko à la disposition de la population te loolu aussi. au nom du mouvement la. au nom du mouvement. d'accord loolu aussi ku nekk xam na ne yemuloon commune Diamel rek parce que bëri na ñu nekk ci biir département Birkelane ñoo xam ne dañuy ñëw commune Diamel di fa faju si donc loolu dafa jëriñ ñëpp ñi nga xam ne jigéen ñi xam ne dañu war a mucc ak ñuy évacuer Kaffrine et tout donc côté boobu aussi def nañ fa ñu ñëw ci côté éducation. boo xoolee chaque année dañuy jël benn fonds doté ko école bi ba nga xam ne dinañ ci mën a réparer seen yenn kii yi def ci seen table banc
voilà aménagé waat kii maye ay livres def jox leen wifi pour ñu bokk parce que tey xam nañ ne village planétaire lañ nekk kenn ku nekk war nga am accès ci internet ñu defal leen wifi su ko defee élèves yi di mën di connecté wu et tout donc da ngay gis ne entre autres li ñu def yëpp sax mënuñu toog fii di cité yëpp parce que xam naa ne gars yi ñu ngi may déglu xam nañ ne mënuñu toog fii di parce que bu ñu ko bëggoon def fii la ñuy ci émission bi ci loolu lay yem voilà en quelque sorte maanaam dem ci par exemple village yoo xam ne dañu manqué machine wàll ñu dimbale leen ci pour jigéen ñi au moins ñoom ñu mën a am seen bopp ci côté boobu noonu nga xam ne tey xale yi ñu daan yónni ñuy dem di guddee ak yooyu yëpp dafa doon nekk ay problème donc voilà loolu daal moom mooy li nga xam ne ci gàttal li ma la mën a wax mais nag li ma la wax mënuñu cité yëpp li ñu def mouvement M2D li nga xam ne moom la réalisé ci département Birkelane yaa ngi baaxu de non man du non man ku ma xam ne man doomu daara la waaw gars yi ngi lay seetaan bu baax xam nañ li nga def ak loo deful loolu nag loolu am importance xam nga tey li tax toog ci télé bi di wax li tax mu am solo ci ñun ni ñu ko gisee ñun ay doomu daara lañu xulul xaq walaw kaana murran loolu la ñu gëm mooy ala kulli donte dañ lay rey waxal dëgg d'abord beneen bi mooy ñun suñu bien le plus précieux mooy iman man tey maanaam bien bi nga xam ne moom laa am mu gën a précieux ci àdduna bi nga xam ne loolu dong moo ma jaral lu ne mooy sama iman bi la ma foi loolu rek laa bëgg mu rester intact jusqu'à la fin de mes jours leneen lu ci des intéressé wu ma d'accord te loolu yàlla xam na ko kon du ma toog fii di wax ay wax yoo xam ne voilà pour juste pour flatter nit ñi la wala yooyu. d'accord en tout cas ñi seetaan dinañu juger dinañu àtte. alors tey ku wax Diamal wax commune bu Birkelane wax jafe-jafe yi nga xam ne. jigéen ñu ngi koy daj dem naa fa tourner. effectivement mais damay gis ne jigéen dañu nekk ci coono ñenn ñi seen loxo yi sax dafa dem ba dafa yàqu ndax. xorom si. ñi pratiquement këriñ gi ñuy jëfandikoo wala matt yi. dëbb bi. machine yi demeewul noonu c'est-à-dire ñoom dañu nekk ci jafe-jafe. jafe-jafe yu tar. alors leen lan ngeen compte def. lan ngeen fas yéene def. pour au moins anéantir ñoom seen souffrance wàññi ba dëgg. jafe-jafe yi nga xam ne ñoom nekkee nañ ko. effectivement wax nga dëgg xam nga boo waxee ne dañu sonn trop sax xëy na li nga ci xam sax bëriw des na parce que tey même boo demoon def tournée benn échantillonnage rek ngay am. parce que quelques nit rek ngay taseel ñu waxal la mais même ñi ngay taseel sax ñu waxal la amaana am na ay difficultés yu ñu dund yoo xam ne mënuñu la ko wax parce que nit moo mel noonu de nature day bëgg toujours di wax di sagu mais coono yooyu ñuy daj ëpp na. yaa ngi wax tibb xorom ba demee fa mel ni kër mbëkki ñu ngi liggéey ci xorom sax ñu ngi koy développé. wax dëgg yàlla mais am na sax benn image boo loolu moom dafa ma marqué parce que daam bi dafa wane sax loxo yi. nu mu yàqoo te lépp xorom si moo te amaana li ñuy daj ci coono. effectivement amuñu ko ci wàllu koppar maanaam loo xamante ni vraiment mën na ci suturloo. carrément li ñuy liggéey. fayeeku wuñu lu toll noonu. mais amuñu choix wu ñàkk ko def parce que tey boo ko deful dem tëdd sa kër tamit kenn du la fa fekk di la may 100 francs yoo dem jëndee ji keccax ba dooli sa añ donc dañuy obligé dem defi ko malgré la lañ cay fekk yëpp mais nag quand même ñu ngi structuré wu quand même di jéem a organisé wu def ay GIE di jéem a def ay mbootaay yoo xam ne dinañ fexe ba li ñuy liggéey gën a am rentabilité waaye du tibb xorom si rek tey boo demee Birkelane jigéen ñi Birkelane luuma la marché hebdomadaire la jigéen ñi dañuy dem di jënd gerte di jaay di xolli di jaayaat di jënd dugub di jaay ñii di jaay ay ndoxum sedd ak ay ataay ak lu nekk donc da ngay gis ne ay jigéen ñu jàmbaar lañu ñu bëgg a liggéey lañ ñu am jom lañu. léegi nag ñun ci biir loolu lañu gis ñu ne kon comme que xam nañ ne nangu nañu kii ñu former leen AG yi tey jii ñu leen dimbalee ba nga xam ne dinañ fexe am ay seen récépissé créé wu ay groupe ñu leen di financer ndànk par ndànk. mais est-ce que boo leen dimbali tamit di teg ay intérêt yoo xamante ne nii day lu extraordinaire duñ ko mën a fay. comme ñu koy gisee. non xam nga tey ñun. parce que tey koo xamante ne nii pratiquement li nga lekk da lay të. mais justement wax nga lu am solo gis nga li ce qui fait la différence entre le mouvement en tout cas pour le développement de commune wala mouvement Sénégal Conscient et les autres politiciens c'est ça. parce que ñun tey man bi ma fi financé ces dames là financé naa leen à hauteur de am na ñoo xam ne am nañu 1 million liggéey nañu seen liggéey ba nga xam ne yegg na ci ay millions yoo xam ne man xaw ma ko sax tey ba léegi xaw ma ko c'est-à-dire amul benn intérêt bu ma leen tegal non mais lebalu ma leen sax xaalis ba dama leen ko may xam nga ki la lebal moo lay wax après jox ma intérêt sangam. lebalu ma leen ko li gën nag ci financer nit en général parce que boo xoolee banques yooyu noonu la ñuy def dañ lay financer pour dañ lay wax lebal nañ la ko. comme ça nga mën a góorgóorlu liggéey fay ñu jëlaat fonds boobu jox ko keneen. moom tamit mu liggéey boo xoolee sax xëy na noonu moo système bu baax la mais ñun bi ñu ñëwee defuñu ñu noonu. parce que pour ñu am autonomie pour ñu am vraiment indépendance liggéeyal seen bopp am ci am ci seen xalaatu bopp dañu jël xaalis ba bàyyi leen ko pare bàyyi leen seen i xalaat aussi mais nag
jël ay nit teg ko ci seen wet ñu accompagner leen ñoo xam ne ñoo leen gën a xam système ni muy doxee encadré leen ba nga xam ne tey au passage maa ngi ciy remercier équipe boobu yëpp nga xam ne ñoom ñoo topp jigéen ñi di encadré parce que fayuñu leen ci 100 francs mais dañuy bàyyi seen liggéey ñëw pour encadrer leen ñu liggéey bi donc da ngay gis ne différence bi ñun loolu la nekkuñu koo xam ne dañuy ñëw pour exploiter leen te tout au début sax loolu la ñu doon wax mais bi ñu demee ba ci biir gars yi xam nañ ne tel n'était pas le cas parce que ñëw yéen kii daf leen di utiliser rek parce que daf leen di liggéey loo xam ne après ngeen jox xaalis ba mais man fi ma toog di wax ak yow tey nii yàlla xam na ne xaw ma tey xaalis boobu nu mu toll parce que gëstu wu ma lijjanti wu ma laaju ma joxe naa ko pare naa ci donc loolu mooy li ci ëpp solo tey nit su fekkente ne mais nag bëgg nañu def lu passé loolu parce que du affaire bu du jënd ak jaay rek. loolu aussi il faut qu'on soit très clair. nit aussi da ngay mën a def yeneen façon liggéey parce que Saloum am nañu opportunité am nañu suuf yàlla dogal na yàlla jëlee taw war nañu mën a am ay opportunité def ay tool di bay d'ailleurs sax foofu laay ci kii boobu laay profité pour wax ne. tey président Macky Sall bi mu génnee wax na ne dina créer ay emplois. n'est-ce pas dina financer xale yi pour ñu kii d'ailleurs sax déjà teg na en place des structures pour ça loolu baax na yu régulier yooyu baax na trop waaye nag il faut maa ngi sàkku ci gouvernement bi surtout le président Macky Sall mu fexe boole ci ñi nga xam ne ñooy acteurs de développement yi nekkoon déjà sur le terrain nga xam ne ñoom maîtriser nañ ko xam nañ ko te amoon nañu déjà yéene bi ba jël seen propre xaalis def ko à la disposition de cette population créer ay emploi ñooñu soo gisee tey su leen état bi mënee boole ci liggéey boobu dafay am solo dina gën a rafetal yëf yi dina ko gën a baaxal parce que dina tax ñu seen loxo fa mu jotiwuloon te ñu nekkal leen fa du man rek man def naa ko mais ñeneen ak ñeneen def nañ ko donc loolu aussi maa ngi lancé appel état bi mu gën a bàyyi xel ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon foofu acteur de développement yooyu nga xam ne